dañoo taxawal ab comité kuréel bu yees daal di koy ngir mun a fexe ñoom ak société civile beeg ak yenn kilifa diine yi nekk foofu ci Touba ca njiit ga di Serigne Abou Sall ni daal dañoo bëgg gën a dox jàmm ci réew mi ci diggante way politique yi ngir élection yi ñu jëm jàmm mun fa am ñoom it ñi ngi sàkku ci loolu sax président Macky Sall mu jéggal ki nga xamante ni moo di Bara Dolly ci kàddu yu ñaaw yi nga xam ne yëkkati na ko waaye tamit présenté nañ seen excuse ci ki nga xamante ni moo di première dame di Marième Faye Sall. waaw xam nga tànku jàmm moom ku koy mënti dox ak foo mënti bokk man dama ci ànd man nitu jàmm laa jàmm laay dox jàmm laay wax foo dégg nit jàmm nga fa yëngutu rek soo demee di ma fekk. donc loolu dafa nekk loo xam dama lu may rafet loolu. mais man bu ma toogee di analyser la situation politique damay xool lan moo xew je me pose la question. parce que bu dee ni politique rek la ak élection rek coow mën na bañ a am. ndax règle yi ñuy doxalee ñun ñoo ko waxtaanee ñun ñoo ko tënk. ñoo ci d'accord kon bu fekkee ni ñun ñoo d'accord ci ni ñu war a doxale mais coow warul am mais da ngay dem ba yàgg nga ni est-ce que dafa am ñoo nga xam bëgguñu élection am ci réew mi te man de dafa am loo nga xam dama koy wax fii ci sa plateau pour la première fois gëm naa ne doomu aadama mënul tere élection am Sénégal. te loolu président Macky Sall dëggal na ko ci ñaareel ba assemblée bii di ñëw. incha allah rabbi après le 31 juillet. man dama jàpp ni seen mission première. mooy delloosi dal ci réew mi naka lañ koy delloosi bari na ñoo nga xam ne ñi ngi bokk ci réew mi nekk ay woy politique te tey mënuñu bokk ci ay élections prenons le cas de Karim Wade. Prenons le cas de Khalifa Sall. Prenons même le cas de Barthélémy Diaz bi nga xam ni tribunal condamné na ko mu def appelam bi war a ñëw ñu war ko vider au mois de septembre. waaw ak xëy na yeneen cas yoo nga xam ni am na wala mën na am ci diggante bi. donc man li may ñaan mooy assemblée bii di ñëw voté lu une loi d'amnistie boo nga xam ni képp koo nga xam da nga nekkoon ci langue politique gi wala sax nekkoo ci langue politique gi parce que nit ki tamit bu tooñee sa doom sax bu tooñee da nga koy duma mais soo ko dumee ba pare da nga koy bàyyi mu delluwaat ci ay activité kon jàpp naa ni mission première bi may ñaan la prochaine assemblée mooy voter une loi d'amnistie boo nga xam ne danañu mettre le compteur à zéro tous les hommes politiques yem ku bëgg a bokk ci élection mën ci bokk parce que élection lañ jëm 2024 après 2024 yeneen élection day am ci réew mais li am solo mooy voter lu une loi d'amnistie boo nga xam ne tension dina jeex ci réew mi jàmm dina dellu si ci réew mi dal dina am ci réew mi képp koo da nga bëgg a nekk candidat à une élection nga am Moustapha Diakhaté yëkk ci ay kaddu sa naataango ni Macky Sall xaw ma ndax dégg nga li ma xam waaw dégg naa ko bu baax wax kaddu yi am solo yëkkati parce que loolu dafa nekk message bi nga xam lancé waale nga ko ci 14e législature bi nga xamante ni ngi ñëw incha allah 2022 du loolu nga wax absolument voilà donc ci loolu Moustapha Diakhaté daal yëkkati ay kaddu moom sa naataango ni Macky Sall vient d'offenser la République ginnaaw ba mu recevoir foofee ca Paris ki nga xamante ni ab saagakat bu mag bu tudd Californie yàgg def ay vidéo live di saaga ki nga xamante ni moo di président Macky Sall mu recevoir ko moom ak première dame de Marième Faye Sall Moustapha Diakhaté ci loolu daal di dëggalaat que ni Macky Sall à travers ce geste bi nga xam def na ko day wane ni rek la mu annoncé woon que ni dañoo bëgg dinañ fexe ba réguler li nga xamante ni moom moo di les réseaux sociaux loolee mënatul nekk waaye dafa joxe benn brèche pour ku mu neex rek maintenant nga jóg saaga def la saf kon dans ce cas là moom gisul lu tax ñu war a mën a jàpp ki nga xamante ni moo di Bara Dolly vu que ni moom it insulteur la et que dañ ko dem ni par dem recevoir keneen beneen insulteur ci beneen wet ga partagé nga ak moom ay idées non xam nga mbir bu jotee bu jógee ku nekk ak sa xalaat ak sa gis-gisu yàlla seede na ni xëy na yaa mu ci dugal mais lii dama doon wax du ma ci wax ndax man dama bëgg ci am nopp garmi ak làmmeñu garmi xëy na doonte aw ma ko sax moom laa bëgg mais da ngay fàttaliku ni kooku ñuy wax ni man kooku xaw ma ko sax maa ngi soog a dégg turam nii Californie waaw maa ngi ko soog a dégg xaw ma ko woon parce que man am na wax du ma ko déglu mais boo jëlee ku mel ni Assane Diouf pour joxe juste un exemple waaw ku nekk gis na ni am na discours bu mu daan tenir jëmale ko ci sénégalais yu bari ñu jël ko indi ko Sénégal jour ba mu dellu parce que c'est comme la prison lu muy jariñ prison du pour faagaagal nit prison pour yar la Assane Diouf ba mu dellu see Sénégal tabaski googu ko fi fekk Massalikul Jinaan la jullee moom ak président Abdoulaye Wade dañoo ànd sàpp sa ci deuxième rang la nekk pourtant kenn ñaawluwu ko woon à l'époque ba mu ci jógee dëgg la position yam nekkoon ma nga ca mais discours am changé na am na lu mu daan wax dootu ko wax kon jàpp naa ne bu dee ne dañ ko doon yaru na
duggat na ci société bi jël position yi mu gëm mu di ko défendre moom ak ku mel ni moom maintenant mbir moo nga xam ni xamuma nu mu demee xamuma lu ko indi du ma ci condamné nit mbaa ma bañ ci condamné nit mais li ma xam daal mooy muy man muy Moustapha Diakhaté muy Macky Sall muy keneen 2 poids et 2 mesures amul comme j'ai dit cité naa exemple Assane Diouf xëy na mënu naa joxe yenn exemple ba muy wax la muy wax di def la muy def di ko jëmale ci ay sénégalais terewul bi mu dellu see ci réew mi dañ ko jël intégré waat ko dans la société sénégalaise. xam nga d'accord naa bu baax a baax. pourtant li nga wax ay daanaka kenn condamné wu ko. waaw kenn critiqué wu ko kenn waxu ci dara. dugg na ci biir société bi. lii nga xam ne moom la ñu wax ak le président Macky Sall encore une fois comme li ma la wax man bugguma wax ba pare naan xaw ma woon ni nii la demee damay bëgg bala may prononcé wu ci dara xam li tubaab di wax les tenants et les aboutissants lan moo indi loolu. pour mu mën ci joxe sama xalaat. non man mun naa la ko faram-fàcceel moom Kaliphone dafa yàgg def ay live di saaga président Macky Sall ni Assane Diouf ba mu nekkee woon ca États-Unis doon def ay live di saaga moom doon def di saaga parce que jàpp na ne président Macky Sall liggéeyul et que baaxul ci fi nga xamante ni moom moo di réewum Sénégal en tant que njiit dañ ko fi war a jëlee ci nu mu gën a gaawee ci loolu nag dafa def ay live di ci boole ay saaga yu tax Macky première dame sax Marième Faye Sall mu ko gisee lu ko njëkk laaj mooy yow lu tax nga am saaga président Macky Sall mu dem jëm a justifié wu nag maintenant ci loolu ki nga xamante ni parce que yaa ngi doon wax sànq ni c'est très grave de tenir certains propos yaa ngi ko doon maintenant ci loolu ki nga xamante ni moom ànd mun na ko ñaawlu à travers ses live mais peut-être mun na ko bañ a accompagner ak ay saaga maintenant buñ ko comparé ak li nga xamante ni moom la Bara Dolly ko jël ko ñu ne ko ràpp ca kaso ba de qu'on se dise que ni comme Moustapha Diakhaté que ni foofee ku ma am ndey ku ma am la dafay fës peut-être Bara Dolly nekk opposant moo tax kenn mënu ko baal waaw xam nga mën nga jàpp ne li mu nekk opposant la man mun naa jàpp leneen li may jàpp mooy Bara Dolly du n'importe qui ci réew mi député la Bara Dolly est un député du peuple koo xam ne askanu Sénégal dañ ko wóolu jël ko dénk ko seen kaddu kooku mënu ko comparer ak ko nga xam Samba Ndiorondaay la muy demal boppam fu ko neex yenn mais député yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mouvance présidentielle bi nekk ci parti bi di benn APR wala nekk ci coalition benn bokk yaakaar ministre même bu dul ci cadre saaga président Macky Sall yàgg na ñoo def lu leen saf te yoon dalu seen kaw wala bu yoon dalee seen kaw tamit li ñuy wax ni nañ wax loolu waaw boo ubbee beneen dossier ñu mën a wax ci non ubbiwuma beneen dossier dama comparé rek que ni la fekk ni kii député la waaye ñee député la ñu te yàgg nañ def leen saf voilà député bi mais député bi opposant la peut-être moo tax mënuñu ko baal peut-être mën nga ko gisee noonu man gisewu ma ko noonu te su ma gisewu noonu it wax ko yàlla seede na ko mais gisewu ma ko ni ma gisee mooy koo nga xam ne askan wi ñoo dajaloo fal la yóbbu la assemblée nationale ne la yow yaa ñu fi toggal yaa ñu fi wax loo wax ñoo ko wax booy wax da nga war a sàmm sa kàddu foofu laay waxee kooku mënu ko comparer ak koo nga xam ne da nga nekk ci mbedd mi àndoo kenn yore responsable kenn sa responsable mais jàpp nga ni quand même tamit lu ci mën di am ñaaw na mais malgré tout jàpp nga ni war nañ ko war a mën a baal bàyyi ko mu ñëwaat ci langue politique bi d'autant plus que ñu ngi jëm ci ay législative ci moom Bara Dolly non baal bi ajuwul ci ay législative ou bañ a dem législative xam nga aussi li ñu war a bàyyi dama ne ndax jàppoon ni rek ñu mën a préserver li nga xamante ni moo di la paix et la stabilité ñu bàyyi ko daal mu dellu ci moom laa la bëgg a wax ni nekk homme politique mbaa nga nekk un syndicaliste joxul droit nit lu la neex wax lu la neex def boo paree ñu génn défense loolu d'accord nañ ci voilà loolu rek mooy wax ji voilà ngay homme politique ngay leneen da nga war a respecter la loi au contraire yow bi homme politique wala homme syndical sax yow yaa war a gën a respecter loi ki nga xam ni xamul sax xëy na li muy def voilà d'accord monsieur le ministre li nga xamante ni moo ñeel manifestation bi nga xamante ni waa Yewwi ñu ngi ko dëkkmal vendredi parce que ñoo bàyyi donc kii di Barthélémy Dias sax di maire bu Dakar jamono jëlee mu ngi amal ay dox gisee ak it gën a mën a saafonte ak askan bi ngir ñu gën a mën a wuyu si ci woote bi nga xamante ni ñu ngi ko fas yéene amalaat ni ki vendredi. kon xam nga ni bële échec la woon. non mais peut-être c'est la meilleure preuve. ñeex comme ni ko war a di waxee yokkute rek dool ñeex donc ci loolu ñoom instant bi ñi ngi nekk di gën a amal seen i gisee parce que dañoo bëgg manifestation bi gën a mën a peut-être xaat comme ni nga ko waxee peut-être jàpp nañ ne ba ni mu war a ameewul noonu waaw ñu bëgg ko peut-être mu gën a saf Macky Sall gën a tiit donc ci loolu lu tax nañu war a marché moo di bokk na ci cherté dund gi nag monsieur le ministre vraiment il faut que ñu wax ci parce que waa Yewwi nag instant bi combat bi ñu porté ni tamit c'est vrai que combat bu noble la instant bi dund bi cher na ménage yi ñi ngi souffrir mais également xëyu ndaw yi foog ñu wax ci ak yu ni mel yooyu yëpp tax ñu bëgg amalaat seen beneen manifestation ñi koy aljuma donte ni nag gouverneur dafa xaatib ab communiqué bi nga xamante ni dafa commencé
yi daal di dëggal li nga xamante ni mooy dogal bu jógee ci CNRA adressé ko ñi nga xamante mooy ñun média yi ni waruñu def ay propagande yu ni mel waruñu tamit invité ñi nga xam dañuy def ay propagande mais ci loolu ñëpp jàpp ni dañ fa bëgg jaarale wax ci rek ngir gën a mun a am fu ñu sukkandiku ngir wala boog bañ a autoriser li nga xamante ni mooy manifestation bu yeewee askan bi ni ki aljuma parce que gis nañ tamit waa Benno ñoom dañoo surseoir ci seen manifestation bi nga xamante ni prévoir woon nañ ko ni ki ëllëg mercredi. xam nga man li may jaaxal ci réew mi du ñi nekk opposant seeni comportement parce que ku sa wujj di sëlëm doo set. ku sa wujj di sëlëm doo set. donc ñooñu seen comportement mun na ma bañ a jaaxal. mais ñi ma seen comportement di jaaxal. mooy ñi nga xam ne dañu jàpp ni faruñu fenn. wax dëgg moo leen tax a jóg. bëgg jàmm ci réew mi moo leen tax a jóg. waaw parce que li war a am. mooy su nit defee lu mu wër ta def. ak ku mu mënti doon ak fu mu mënti bokk. ñëpp ñi nga xam ne nekkuñu ci langue faruñu fee. dañ ko war a joxoñ baaraamu tuuma ni ko lii nga def waroo ko def. gouverneuru Dakar bu fekkee ni génne na communiqué. communiqué daf ko sukkandiku ci code électoral. code électoral boobu ñun ñëpp la tënk ñëpp la code électoral tënk. période bii ba période bii soo fa bëggee def man waroo fa mën a def nangam. mooy période pré campagne bi. pré campagne comme ni nga ko waxee Benno am lu ñu bëggoon def. annulé ko. am naa sax information Macky Sall sax dafa annulé tournée bu mu waroon très def. bien loolu laa doon bëgg a wax président Macky Sall annulé. man j'avais une conférence à Djiddah Thiaroye Kaw ñu annulé ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen. mais fan la nit mën a bëgg a justifier ni man je m'en fous de la loi baal ma ci kàddu gi ni ma ko waxee. faalewuma loi faalewuma leen lu ma neex def. te ñooñu comme ni ma ko waxee léegi ñu war a joxe le bon exemple. réew mënoo fa nekk te ne lu ma neex wax lu ma neex def kenn mën lu ma dara ku amul kilifa jinne di sa kilifa. man dénkuñu ma réew mi de réew mi dañ ko dénk ku ñuy wax Macky Sall. réew mi dañ ko dénk ay gendarme dañ ko dénk ay policier dañ ko dénk ay militaire ak ñeneen ak ñeneen. kenn ku nekk na nga assumer sa responsabilité. mais dañuy nit day def dara ñu bàyyi la nga def ko ba pare ñu naan mënoon nañ pourtant mënoon nañ ko baal pourtant mënoon nañ ko bañ a def li mën nañ ko ba suñu bëggee jàmm di am kenn ku nekk na nga def li nga war a def respecter la loi jàmm ni ñooyu ci réew mais day dellu si li ma la wax ni boo xoolee ba ci biir da nga dafay mel ni daf ci am ñoo nga xam dañu am seen agenda personnel ba bëgguñu élection am ci réew mais kenn mënul tere élection am ci réew li mën a am kay mooy. ñan nga jàpp ni bëgguñu élection am ci réew mais xoolal doxalin bi jarul ñu naan diw ak diw parce que koo nga xam ne lu ñuy tere nga di dama koy def mais soxna si bëgg jàmm am. ah monsieur le ministre jar na ko nag ma dama bëgg nga ne ma diw mi. mais awma diw yeewi la ñoom ñoo koy def. loolu kay c'est très clair. parce que ñoom ñoo ni benn kenn mu leen par force dañuy bokk ci élection xaw ma ne du bokk ci élection par force. xam nga ay wax jaaxaan. par force damay bokk ci élection par force suñu liste dañ koy yeewi dañ koy nangu. duñu nangu seen liste. ensuite ils disent élection da am ci réew mi ba ci biir nga dégg ñu ni jour élection yi ku génn di woteeli Benno attaqué leen ko ni élection du am ba pare ni kuy woteel Benno attaqué leen ko kon kay élection dina am loolu waxu caaxaan nañ ko teg ci suuf c'est un appel moi que je le lance. bu dee ni nag dañu am arrière pensée li ma jàpp daal mooy bu élection yi jàllee ak jàmm la prochaine assemblée na voté une loi d'amnistie. mais quand même jàppoon ni li nga xamante ni moo war a ñu bëgg génn dama seen manifestation mu bokk ci dund bu cher gi bi ngay wax di loolu est-ce que tey ji warul tax préfet daal di koy autoriser parce que tamit cause bu noble lañ bëgg xeex dund bi cher je suis d'accord muy man muy yow muy keneen ak keneen ñëpp koy dund même bu fekkee ni mën nga trouver explication te it nag nit boo faree moom ak boo farul ak moom da nga koy nangul bu def loolu mooy waral su defee safaan ba boo ko waxee ñu déglu la ku nekk xam na ni boo jëlee le monde entier la waxuma Sénégal de le monde entier effort yu gouvernement Sénégal def pour jàppale les ménages pour jàppale les populations sénégalaises amul benn réew ci àdduna bu ko def je défie quiconque mu wane mu dindi loolu mu wax ni demal en France demal aux États-Unis waxuma sax pays africains loo doon jëndee 50 francs loo ko doon jënde
tey yaa ngi koy jëndee 150 ou 200 francs. monsieur le ministre da ngay wax nii rek parce que xam nga président Macky Sall sa xarit la waaye bu fekkoon tey opposant nga da nga ne dund bi moom soxna si man passé naa fu may waxee pour bëgg lu neexal nit xam nga li may wax c'est vérifiable duggal ci internet wala am nga mbokk ku am mbokk mu nekk Europe wala mu nekk Amérique jëlal sa téléphone nga woo ko ni ko dund bi naka la mel seen dëkk ñun ñëpp xam nañ ko ñii koy wax ñoo la ko gën a xam terewul gouvernement bi def effort boo jëlee au niveau de l'agriculture gouvernement def effort yu bëri subventionné jiwu subventionné engrais subventionné le matériel agricole boo demee ci prix yi ñu jënd nii les denrées de première nécessité gouvernement bi renoncé ci ay taxes yu mu waroon am pour mën a contenir yenn prix mais kenn ku nekk ñun am nga mbokk commerçant grossiste laaj ko Chine bu fa daan jëli conteneur par exemple di ko indi Sénégal conteneur boobu bu ca doon fay 100 000 francs tey 300 000 francs la ci fay lan la gouvernement mën a def mooy taxe yi mu ci mënoon a fayeeku mu bàyyi ko matu ko bërki de boo jaay plus de 500 000 ménages kenn ku nekk yónnee nañ la 80 000 francs pour jàppale la mu ngay gis au niveau de l'emploi des jeunes effort yu bëri gouvernement bi def ko. beneen problème a ngi noonu problème boo xamante ni moom ku fi jaar ci réew mi rek mënoo fexe ba résoudre ko. non c'est-à-dire que réew mu ñëpp di liggéey amul fenn. waaw d'accord naa. loolu moom c'est la réalité waaye ndaw ñi réew mu liggéey ñëpp di liggéey amul fenn. 80% des jeunes mos ñu liggéey mais pas plus tard que les 2 derniers mois 20% yi sax liggéeyuñu. non attends les 2 derniers mois nii. plus de 70 000 jeunes ëpp na ko ont été recrutés chiffre